bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di +1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. Mesdames, Messieurs, amis chers internautes de Dakar Buzz TV, c'est un plaisir de vous retrouver pour présenter de nouveau votre émission Ciné Buzz. Tey nag je suis venue à la rencontre d'une jeune actrice boo xamante ni ñu bëri si ñun tamit marqué nañu à travers différentes séries yi nga xamante ni elle a déjà eu à jouer ci yooyu série dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dalal ko à jàmm après ñu daal di eggali waxtaan bi comme ni ñu koy defee à chaque fois. Amina nuyu naa la. Rose ça va naka woo. ñu ngi sant bu baax. yaa ngi ci jàmm. Ça va bien merci. ñu bàyyi la nga nuyu internet yi les stan à travers Dakar Buzz TV. D'accord salaamaaleykum suñu mbokk internet yi saxoo Dakar Buzz TV. yaa ngi mbégte bu baax a baax jàkkaarloo ak sama xarit sama doomu day Rose fas yéene def seen émission tey man la Amina nag d'accord. Tey moom fii du yomb. Déedéet du yomb yaa ma déclaré la guerre dootoo ko defati. Alors comme vous le voyez je suis venue à la rencontre de la charmante Amina ñi àndoon ngeen ma pour ma jëli ko andil naa leen ko ma tam mu bokk ci cadeau Noël yi. Alors on va commencer par le commencement Amina Richard Toll la jugee ñëw Dakar déjà la moo tax nga jugee Richard Toll sa base daal di ñëw Dakar. Lu tax ma jógee Richard Toll dama fiy ñëw pour daan doole ñëw fi pour liggéey comme assistante bureautique dama fi ñëw pour liggéey comme assistante bureautique looloo tax ma jógee Richard Toll wàcc fa yaay wàcc fa famille ñëw uniquement ici pour amal sama bopp. Macha allah góor baax na jigéen baax na c'est une dame que je respecte beaucoup à travers jàmbaaram gëm-gëmam donc gis nañ ko ci pas mal de séries mais defe naa série bi ñu la njëkk a gis mooy Nafi en 2018 sa intégration ci biir série bi mën nga ñu ko expliquer tuuti. En fait Nafi ba may commencé Nafi via à une personne boo xamante ne sama xarit la ku baax ci man ku ñuy wax Malick Sow moo dem jouer Monsieur Lopez ci série kii Pod et Marichou bi dafa am ku ñu wax Serigne Niang koo xamante ne sama yaay moom moo ko yar Richard Toll la nekkoon sama yaay def ko comme doom dama nekkoon xale nag sopp di bëgg di def ay genre association di def ay théâtre foofu noonu un jour nag mu woo ma téléphone mu ne ma ndax bëggoo ay affaire de présentatrice yooyu noonu ma ne ko si ça m'intéresse ndax mun naa am kenn ku ma xamante mu ne dinaa la boole ku ñuy wax monsieur Lopez nag woo ma maa ngi moom ñu waxtaan. Après bu ñu waxtaanee si la jël sama numéro un jour ma toog sama nekk def ma dara mu ne ma ndax affaire de série yi daf la neex. ma ne ko waa après mais ma ne ko nag mais affaire animatrice moo ma gën a neex. que affaire de série musuma ko def musul nekk sama ambition musuma ko xalaata def ci sama live des fois dama daan toog sax di seetaan télé naan waaye ñii am nañ fit de ku leen bàyyi ñuy génn ci télé bi nii exposé seen àdduna ak seen live ak yooyu noonu musuma toog un jour man dinaa mës a génn télé bay def affaire de série. mu ne ma dañ la soxla ci ay séquences ci Nafi ndax mën na nekk ma ne ko d'accord pourquoi pas si laa dem Nafi nag joué ko ba ma ko joué ba pare caméraman yi ak preneur de son yi ñu xool ma ñu ne ma boo gëmee sa bopp ci lii di nga dem parce que da nga am fit. et que da nga koy def naturellement. bul bàyyi demal man leen ñu ne ma waaw man leen d'accord si laa commencé di def affaire de téléfilm yi. macha allah donc Nafi nekkoon série boo xamante ni amoon na succès trop fii ci Sénégal. ndax succès boobu xaaroon nga ko ci série boobu. non bañ na ko sax daanuma ko seetaan franchement
daanuma ko suivre bu baax xam nga kañ laa ko commencé suivre mooy ba waaju baax di wax ndaw si bu mu xaru si laa commencé di suivre Nafi après bañ ma woowee nag si laa dugg si internet bi xool commencé di ko. fële nga xool ko pour rattraper wu waaw voilà mën a xam un peu ci lan ngay dugg. voilà muy noonu en fait newul woon sama ay yëngatu dugg ci ay affaire de série seetaan yooyu newul woon ci man daal su ma amoon sama sport rek am sama tranquillité rek je suis bien quoi. ok d'accord donc foofu nga joué fa maman d'amour. waaw ak nekkoon chéri lébu. daal di génnee jabaru lébu si kër gi ñëw ci kër gi génnee moromu jéegam ñëw dugg phénomène boobu noo ko gisee parce que lu ñuy dund la ci suñu société. si au fait xam nga ndeysaan maa ngi koy saluer de passage mu nekk koo xamante ne daf ma frappé ci sama àdduna parce que nit ku baax la quand même après ñu garder contact ñuy waxtaan de temps en temps Ndeye Fall dafa sonaloon lébu daf ko sonaloon ba nga xamante ne nag yàlla def nag man ma doon wut jëkkër dajeg lébu mu nekk waaju yaa ngi reetaan sax lébu dafa neex. ah non mooy séquence boobu lébu dafa Rose cinéma. séquence boobu dañ koy joué caméraman yeeg ñëpp di ree dañuy joué séquence ba sama wàll bopp man mënatuma woon téye sama bopp ndax lébu léegi nag ndeysaan ma joué ak moom mu nekk nag affaire bu ma frappé parce que fin bi boo ko seetaanee maa ngi ci doon joxe leçon de morale di wax comme quoi que na xale yu góor yi di bàyyi seen njaboot ngir jigéen ndax jigéen alalu yàlla la jigéen dafa foor ndax mooy yaay mooy mag mooy rak mooy bàjjen mooy lépp parce que boo jëlee jabar nga takk ko ba dara dul dara mu jël viewam yëpp concentré wu ko jël àddunam yëpp deful lu dul bëgg la ngir yàlla ak yonent bi moo tax ngeen dund neex dund naqari bés ñëw rek nga bàyyi fa ngir beneen jeeg loolu dafa xaw a doy waar surtout nañu respecté njaboot yi en fait leçon de morale boobu laa doon joxe ci fin bi boo ko seetaanee bu baax a baax. macha allah donc foofu nag nga éblouir sénégalais yu bëri yi la preuve par la suite ci nga daal di def ndogu à la présidence un fauteuil pour 5 candidats je crois que c'était la même production encore nga am fa rôle principal. Et qu'est-ce que ça t'a fait bi ñu la contacter prendre le rôle principal bi lañ lay jox on te met au devant de la scène. ça m'a fait plaisir kooku nag bettuma pour man ma jouer loolu parce que ku baax ku ma bëgg ku ñuy wax Omar Ndiaye di sama frère di sama xarit di sama confident parce que ku ñuy wax Moussa moom ma boole ak moom mais tey kooku laa gën xaritool sax ak Moussa boobu noonu daf ma woo un jour nii rek ne ma ndax bëgg nga jouer comme actrice principale ci ndogu à la présidence ak 5 candidats pour un fauteuil ma ne que pourquoi pas ndeysaan nag mu nekk nit ku gentil koo xamante ni da lay encadrer day toog du waxtaan ak yow da lay pousser à ce que nga li nga war a jouer di nga ko joxe ba mu jeex tàkk ça m'a fait plaisir quand même de jouer comme actrice principale ci ñaari film yooyu doon daw ci télé. waaw ñu bañ a def publicité ñu bàyyi noonu bu sedd ñu bañ a def publicité bàyyi noonu mu sedd. ñu bàyyi noonu bu sedd. par la suite gis nañ la tamit nga nekk ci clip ku mel ni DJ Awadi. waaw jël la ci clipam. vidéo girl est-ce que lu Amina tamit doon sàqu la ci biir carrière bi wala dañ ko waa xoolaat profil bi mu neex ko rek ñu contacter ko ne ko kaay bokk si. vidéo boobu maa ngi ko def via par Nourou caméraman la. ñu ngi koy wooyu lu rouge daf ma woo ne ma kaay defal ma clip vidéo ak DJ Awadi mu ngi tudd Ndaanaan ma dem fa mais expérience bu ma neex la déjà man dama bëggoon DJ Awadi. mais c'est pas n'importe qui dans ce pays. ouais vraiment. faut l'admettre. ma ko gisee j'étais tellement contente après ma def ko ma am fa ay connaissances nag Binet bi ma def ak dérapage fa laa ko njëkk a xamee mu nekk aussi fii bu gentil. moom DJ Awadi c'est son mentor. waaw. koy nuyu de passage. donc après par la suite affaire yi commencé. macha allah porte yi commencé di ubbeeku. Amina maintenant elle est bien dans le showbiz et tout gis nañ la ci série bu mel ni C'est la vie. tamit nga fa doon jouer benn séquence bu xaw a spécial encore ndax série boobu tamit boo xoolee ay leçons la doon joxe tout le temps di soññu nit yi ci fànn bu nekk rawatina ci li nga xamante ni mooy jigéen ak ni muy yaree njabootam wala jigéen ak ni muy saytoo boppam. nga nekkoon benn maman boo xamante ni bëggul woon ñuy ñàkk doomam
en tant que mère de famille qu'est-ce que ça t'a fait nga gis ni am na jigéen yoo xam ne duñu ñàkk seen doom ba tey. en fait ça m'a étonné quand même. ba muy joué loolu am na benn moment dama tourné ne effectivement est-ce que lii mu ngi am Sénégal ba tey. ñu ne ma si yenn coin Sénégal am na ñoo xamante ne nanguwuñu vaccination yi ba tey. après ma joué ko nag mu neex ma trop aussi joué rôle boobu aussi. c'est la vie. waaw c'est la vie. ak en français. en français bien en sûr. plus oui. c'était facile. oui c'était facile parce que dañ la jox scénario nga lire ko parcourir ko après boo ñëwee nga joué ko. mais nag équipe bu bien tamit ñoom tamit. macha allah alors ñu gis la après Mœurs nga nekk fa famille polygame 3e femme Aram nekkate mu ngi toj kër gi mais personne ne s'en kenn xamul affaire bi nu mu demee quoi. tey des fois loolu day am ci kër nit nekk ci kër ñu naan ak a baax fekk ci suuf mooy ruube. loolu mooy mère sedd rey. noonu lañ koy waxee. waaw mère sedd rey maanaam di la ree ci kaw fekk ci suuf mu ngi lay yéene musiba. hypocrisie bi ñuy wax ci polygamie est-ce que Aram confirmé ma ko bi muy joué loolu. si am na dafa am parce que des fois dañuy wax wujj dara newu ci wujj neex na neexul mais damay wax au fond man wujj neexul parce que yow sa alal doo ko bëgg a bokk alal dafa sax ci xol. donc su ma la déggee Amina elle est contre la polygamie. je suis pas contre parce que sama papa polygamie la. je suis pas contre mais doonu lu neex ci xolu jigéen daal. bu doon nit lu muy tànn doo ko tànn. non non du tout du ma ko tànn. d'accord. ana ñu bëgg voiture maanaam auto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada auto wala marque auto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di +1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. au-delà de ça ba tey ci biir polygamie bi ñu ngi gis ni aussi Amina dafa dem ba ci biir di dem ci sëriñ yi lan moo waraloon personnage boobu doon doxalee noonu. foofu nag dama fa Aram laa fa tuddoon Aram mu nekkoon benn personnage boo xamante dafa amoon manque d'affection mu ñu abandonné ko papa mag yaayam voilà ñu bàyyi ko ndax kii la doon sëyal màgget la doon sëyal maanaam mag la pour ñoom mag la boo xamante ne Aram pour ñoom mënoon na am leneen lu gën jëkkëram boobu noonu mais mu ñëw yaakaaroon ci jëkkër ji bàyyi extérieur ñëw jëkkër ji nag abandonné ko dem di takk de gauche droite dem di doxaan dem ba benn instant daal moom sentirutul boppam ci biir néegu sëyam mu yaakaar ni bu fa amee doom sëy ba dina taxaw mais mu wër doom ba sonn amul mu jógi nag mu bëgg a ruube kër gi bëgg a jaxase kër gi pour jëkkëram delluwaat ci moom concentré wu boppam ci moom pour ñeneen wujjam yi dem looloo waraloon mu duggoon ci affaire de maraboutage boobu noonu mu defoon mu nekk personnage boo xamante ne def naa ko et que marqué na la marqué na ma bu baax a baax parce que joué naa rôle bi toog di ko seetaan may laaj ndax kii man la wax wala déet ndax sadit bi nekk ci waaw non ni may seddalee ba yaa ngi saa tourné def sama musiba fële mel na du man loolu moo ma jaaxaloon surtout séquence bi ma defoon ak Mengue ma ñëw toog ak Mengue di ma wax naan ma dem naa waxtaan ak Umu Kalsoom nana nii nana naa après ma nan ka
ah Umu Kalsum dafa ñeme wujj de fekk dafa ñeme sëriñ fekk man maa dem sëriñ tout kër gi yëpp toog jàpp sama ñaamul séquence boobu neexoon dama trop ça bi ma joué foofu ça m'a plu quand même parce que xaw ma woon ne am naa don wu def ñaari rôle yooyu yëpp dugg ci bii génnaat ci bëri duggaat ci personnage bi génnaat ci beneen personnage ça m'a plu quand même. maraboutage ci biir sëy noo ko gisee. ah lu doy waar la quand même parce que ñàkk gëm yàlla weesuwul loo def rek nga foog ni sëriñ moom moo lay fajal sa soxla des fois da koy jar nga jóg julli ñaan suñu borom te xam ne tamit yow ki ngay dem di ñaani suñu borom lay tàllal loxoom pour ñaan ko boo ko gëmee rek dina baax ak sëriñ lijjantiwul dara sëriñ moom ci boppam bu mënoon lijjanti dara waxuma amul nag gëm naa ko gëwuma ko kooku man la parce que dafa am yoo xamante ne am suñuy réalité en Afrique. voilà dafa am yoo xamante ne ñun jànguñu ko xamuñu ko léegi nag pour loolu man nangu naa nga dem pour ñaan suturaal kii protéger sa bopp mais dem di yàq doomu aadama loolu laa xamul pour lan la loolu laa mënul comprendre parce que doonul lu rafet doon na loo xam ne dama ko ñaawlu bu baax a baax ci suñu société bi wujje du dara bokk wërsëg la comme les sénégalais duñ koy waxee dëgg la metti na nag neexul mais boo ko gëmee bés dina ñëw rek lépp day jeex ndax àdduna dara yombul looy xëccu rek mu yomb rek tiital sa bopp te xam ne bés bu ñëwee dina mës a naqari. macha allah defe naa waxtaan bi am na solo lool ba tey tamit ci biir maraboutage boobu dañuy gis sax des fois day andil jafe-jafe ki nga xamante ni mooy seen borom kër ndax bu fekkee ni bu kii sungu fee fii kii reen fee moom lay dem ba day mujj sax feebar. si ay jafe-jafe ay conséquences yu bari lay andi ci sa àdduna parce que sëriñ bi lay jox sunguf bi xamoo fu mu ko jëlee xamoo ndax hygiène bi ci war sëriñ bi def na ko ci. nga àttan jël loolu jox ko sa jëkkër xamoo ndax poson la xamoo lan la nga jox ko nga toog di ko seetaan nga jëbaa saa mu commencé am problème ballonnement biir bi di commencé metti wala yenn faible commencé ñëw ci moom yow xam nga ne yow boo demee li nga ci def ci boppam moo ko andi jafe-jafe yi mais doo ko wax ba maari day taali mu andil ko ay problème après nga toog naan su ma yëgoon fekk su ma yëgoon weesu na pourquoi pas nga ñëw toog waxtaan ak moom ngeen jéem a discuter communication entre yéen ñaar ngeen jéem a trouver solution parce que àdduna fi lu fi mënul résoudre amul man daal je suis contre pour affaire de maraboutage dama ko contre ci biir néegu sëy d'accorduma ci du tout mais nag am na nag dafa am. lu am la defe naa lépp lu ñu joué fii rek. defe naa am na lu ci réalité moo tax ñu relaté waat fee yi. ba tey Amina ñu gis la studio Buzz. Monsieur Wane que je salue de passage donc ci biir série bi nga xamante ni mooy dérapage boobu tamit am succès sur le plan national comme international sa intégration biir dérapage déjà. waaw intégration biir dérapage bi nag man nag dama am samay nit ñu baax nag dama ñëw rek dugg ci biir milieu bi rek ñëpp bëggal ma seen bopp des fois damay toog du ma dem casting bariwul lu may dem casting li ma joué yëpp. damay toog ba si yàgg saare sama téléphone sonné nit na ma am na benn rôle bu ñuy seet est-ce que intéressé na la ma ne ko ok intéressé na ma mu wax ma après ma dem bu ma demee duñ ma sax casting damay dem rek ñu jël ma. yàlla parce que sa profil moo tax voilà dañuy am sa profil ba voilà mu ngi noonu damay dem rek ñu jël ma dérapage tamit noonu la woon ku ñuy wax Malick moo ma woo moom tamit caméraman la daf ma woo téléphone ne ma dafa am lu ñuy tourner. benn série bu ñuy wax dérapage dañ fa soxla ku ñu jouer rôle bi dinaa la jox numéro Ibou Wane Ibou frère kii la laxaab la après Ibou woo ma ba ma woowee si lañ ma woo ci lendemain bi ma dem fa ma fekk fa équipe bi après ñu xool ma ne ma d'accord léegi ndax di nga mën tourner lundi si dañ ma defal contrat si laa commencé di tourner ak ñoom. nga fay jouer rôle wu Nafa. waaw Nafa elle était assistante je crois. ouais. Donc là on retrouve la vraie Amina. dal tey wax nànk dugg lu yoon a nekk waaw foofu xam naa kontaan nga jubilé nga. waaw jubilé naa kontaan naa parce que dañ ma dugal ci sama personnage. dañ ma dugal ci loo xamante ne. sa quotidien waaw sama quotidien la. ma joué ko nag ak Abi Diallo.
mu nekk nit ku baax nit ku adorable nit ku gentil gis nga ni mu mel ci noonu la mel en réalité moi je l'ai aimé mun naa wax ne joué naa ak moom je me suis sentie bien ak moom parce que sama séquence yëpp ak moom laa ko joué ak Bira aussi macha allah ñu doon ñu baax aussi. Abi que je salue de passage léegi man dama mel ni actrice léegi dama commencé miin seen milieu bi lépp à cause de cinéma buzz cette interview bi nga xamante ni dama koy accordel tout le temps ñi nga xamante ni ñooy yëngatu ci secteur u cinéma bi naa leen seen émission la ñëw leen bu ñu leen jël see ñëw leen bu ñu leen jël si wu jël si leen ma seen mbir la. ba tey dañuy continuer Amina à un moment donné gis nañ la nga nekk présentatrice. nga doon def ay présentation tout ça mais yàggoo ci torop lan la da nga doon mos wala passion la woon après def aventure. waaw dama ko def parce que dama ko bëggoon. mais dafa am benn moment boo xamante ne dama amoon ci lu ma nekk moo tax ma bàyyi foofu noonu. ok voilà. d'accord. léegi nag dañuy waxtaanee li nga xamante ni sénégalais ñu bëri dañu yéey nañ ci yàbbi ci bon comme man tamit dama xaw a sob li may lijjanti dafa bëri. Amina changement bi am gars yi da ngeen dem seetaan Nafi ah après ngeen ñëw xoolaat vidéo bi ngeen mën comprendre li may wax Amina elle a perdu du poids énormément c'est bien moi je trouve très belle comme ça mais coow li dafa bëri ñi naan dafa feebar ñi naan day misère ñi naan dafa am déception amoureuse tu peux m'expliquer un peu lan la. waaw man tamit dégg naa lu ne. dégg naa ñu naan peut-être déception amoureuse la peut-être nii peut-être naa mais du dara man maa bëgg a maigrir man maa toog am sentiment wu dama war a jeex te gis nga suñu caméra yi buñ la zoomé rek nga bàyyi àdduna. man dama ko wax naa leen ko samay lex bu ko kenn zoom man samay lex kenn du ko zoom. non attends dama toog seetaan na fi ma ne attends man ndekete nii laa toll non il faut que ma rétablir c'est pas normal. Bienvenue, mesdames, messieurs, amis chers internautes de Dakar Buzz yéen ñi nga xam da ngeen a yor petite et moyenne entreprise wala yor boutique boo xam ne da ngeen a bëgg a fësal seen produit wala seen service alors une toute nouvelle chose une chose extraordinaire loo xam ne dafa bees tàq woote leen ci numéro bii ma leen di jox Dakar Buzz day def déplacement fekk leen fa ngeen nekk yéen boutique yi fësal seen njaay wala fësal seen produit wala seen service à 50 000 francs bien sûr j'ai bien dit 50 000 francs waaye yéen waa Dakar Buzz xanaa dañoo dof yéen waaw jàppal 800 000 abonnés sur YouTube 1 million d'abonnés sur Instagram 1 million et quelques d'abonnés sur Facebook nga dem YouTube Instagram Facebook ci 50 000 francs waaye yéen lii neex na de lii lañ leen di jox comme cadeau de Noël ci mois de décembre bi ba janvier à 50 000 francs gaaw leen balaa muy jeex. donc mën nañ jàpp ni Amina moom envie perte poids. waaw dama ko bëgg parce que dama seetaan na fi seetaan sama yenn photo yi après ma ne xaaral ma commencé jeex nag commencé di maigrir di def sport bu bari di commencé respecter samay lekk sama ak naan ak yenn heure laay lekk ak yenn heure la parce que yaram bu bari aussi c'est pas bien parce que mun na la andil ay problème de feebar yu bari yu kenn xamul ci affaire de yaram lay jógee quoi voilà. donc defe naa problème poids ñu bëri si ñun jigéen ñi daf ñuy sonal mais dañuy sant yàlla bi ñu amee ku mel ni DS Fitness by Khadija moom tamit muy jàppale jigéen ñi bu baax ci perte de poids tenue yi ak tout ce qui est bio en tout cas. pour di perdre jaay ay poids teewam waaw di jaay genre ay tenue de sport ay dalle de sport loolu ñu bëgg da ngeen di doxandi fële ci foire bi am fan. waaw foire bi si Plaza la tamit. voilà di am la 25 26 27 fële si Plaza mu ngi fa def lépp loo xamante ni pour maigrir la mu doon jigéen ju baax nag. waaw jigéen di ju jàppale voilà. jigéen ñi bu baax pour ñu kii am confiance en soi. voilà. parce que ni nga ko waxee rek des fois day metti aussi nga solu ñu critiquer la xoolal ni nga toll et tout xam naa ci dara mais maintenant je commence à macha allah ñaanal leen rek maa ngi ci yoon bi dina ñëw. donc non may ko coow. waaw gis nga. ba tey Amina bëggoon naa la laaj benn question ndax mënuñu la ko bañ a laaj showbiz bi liñ ciy dégg bëri na. ñu bëri sax des fois dañ koy bëgg def parents yi duñ leen bàyyi ñu def ko ndax tout le temps liñ ciy faral di dégg promotion canapé par là dafa bëri chantage bëggoon xam est-ce que Amina jot na dund loolu est-ce qu'elle a eu à vivre ça parce que en tant que femme macha allah toute belle toute ravissante et nga jóge ci divorce su yàggul rek nga intégré showbiz bi ndax mës nga ko dund
ndax mës na la daal. alhamdulilah nag laay wax. parce que ba may soog a door sama famille dañoo xawoon a am tuuti jaaxle parce que mun naa wax ci famille bi ma bokk man maa ci nekk koo xamante ne damay jouer man maa ci nekk comme actrice affaire bi jaaxaloon leen nag mais comme ni ma ko waxee rek sama papa nag soutenir ma bu baax a baax ak sama waa kër. ñoom ñëpp ba may commencé dañ ma doon wax milieu bi lii milieu bi laa dafa am inconvénient dafa am lii dafa am laa façon bu nekk ma di ko dégg mais gis nga bu la tara taxee jóg lenn du la ko yàkkal parce que lii dañuy daan suñu doole foowee wuñ ko kafee wuñ ko reetaane wuñ ko est-ce que yaa may dégg tey jii liggéey rek bu la taxee jóg di nga liggéey rek te yàlla moo tax boo demee ci banque ba baa nga dem ci bureau ba baa nga dem ci marché ba dafa am bu ñuul am bu weex maanaam dafa am bu baax am bu bon yow nag yaay choisir ban yoon nga ciy jël yow yaay tànn ndax bu baax bi la walla bu bon bi te gis nga fi ngay liggéeyee donc nga mën a bëggante fi ngay liggéeyee donc nga mën a am relation amicale ou relation bu la neex du dëgg. léegi nag suñu milieu bi buñ ko bëggee jël tilimal ki dinañu jaaxal torop. kon yow jotoo dund loolu ci milieu. déedéet mosuma ko dund affaire dafa ma jaaxal ba léegi parce que yi ma ci daan dégg yëpp man dunduma ko liñ ma ci daan wax yëpp man dunduma ko mosuma ko vivre mosul am ci kaw suuf mosuma taxaw rek nit wax ma wax bu ñàkk jom. mais est-ce que jàppoo tamit jigéen des fois mooy may boppam tamit cër. maanaam nit ki di nga respecter sa bopp am nooy mel am nooy comporté woo ba nga xam ne nit bu tànk ñàkk fayda taxee jug sax bu la xoolee du la ñemee aborder. dëgg la li nga wax nii dafa am. uude nu ma la gisee rek loolu noonu la lay ëwalee tey jii boo ñëwee nga am sa personnalité am li ngay bëgg am li ngay bañ am noo taxawee am nooy comporté woo ak nit ki rek defe naa bu ñëwoon sax pour caaxaan ak yow dina xaw a xool nu muy comporté woo ak yow parce que bu la gisee yaa ngi curu yaa ngi carab yaa ngi wax loo warul wax yaa ngi dugg fu loo warul dugg yaa ngi def loo warul def boo moytuwul rek dina la fa wax loo mu la warul wax wala mu def la fa lu mu la fa warul def te du ko jar du dëgg milieu yëpp yem yow yaay comportement boo xamante ni nit ki moo lay gis respecté la wala mu gis la bañ laa respecté. clair na voilà. tey dañuy tëj ak suñu dernière question rek am na loo xamante ni mënuñu ñëw ba fii dem te duñ ci waxtaan ak yow parce que en tant que mère de famille bëggoon nañ xam nan nga gisee li nga xamante ni mooy flashcard temps yi lëmbee dëkk bi lëmbee niñ ko xatee école yi université yi en tout cas fépp foo xamante ni rek élèves yi ñu ngi fa di jàng ban gis-gis nga am ci phénomène boobu. damay wax en tant que mère de famille parce que tey suñu ay doom la ñu am lépp lu ñuy mën a def pour ñu protéger leen dañ ko war a def mais ñun Sénégal dañoo war a xoolaat un peu suñu li ñuy dugal ci site internet yi parce que même bu nekkul flashcard am na yeneen ak yeneen yi fi jàll soit mu nekk dëgg wala mu ñàkk nekk dëgg tout le temps problème bi day ñëwaat ñun actrices yi amatuñu sécurité. parce que même yenn rôle yi sax da nga koy moytoo jouer parce que boo ko jouer boo moytu dinañ la sosal loo xamante ne après day andi ay jafe-jafe ci sa life parce que ñun tamit dañu am pap am yaay am ay doom am ay frère. kon yow da nga jàpp ni flashcard tey bu école yi la ñuy wax mais flashcard yàgg na Sénégal. yàgg na Sénégal gis nga kaay ma wax la ñun lu ñu jouer rek dafa am. ok waaw parce que à travers une série lañ ko def. voilà ñun lu ñu jouer rek dafa am. peut-être xëy na yàgg na am mais sénégalais yi mosuñu ko xam mais série bi daf ko génne affaire bi gën fël la flashcard la ñuy wax tey mais avant flashcard dafa am lu jàlloon mais damay wax ñu gën a ñaaxaat suñu doom yi parce que ñi koy def ay xale lañu comme ñun ay mère de famille lañu comme ñun ay papa lañu peut-être ay xale lañu pour le moment mais xëy na dinañu màgg ñuy moytu di def yenn yi parce que site internet du ci xas ba dugg du dañ. day dem day continuer ba keroog ngay màgget da ciy des ñu gën a ñaaxaat suñu bopp gën a moytu gën a bàyyi xel bu baax a baax ci li ñuy def. mais xale yi ban message nga leen di lancer. ñu moytu ñu dem jàng wàcc. parce que ay moqueries yi ngay jël sa morom di ko tooñ. waaw di ko tegal yoo xamante ni dëgg la du dëgg yàlla rek moo xam dem ba ciy dugal seen ay professeurs. mooy il faut respecter la personne yar lu mu la mayu du la ko xañ nañu yaraat suñu doom yi. nañu ñaaxaat suñu doom yi nañu waxtaanaat ak suñu doom yi
parce que tey lépp loo xamante ni mun na lor doomu aadama di nga ko koy éviter wax parce que àq dafa doy waar te loolu nag ñun yaay ñun ñoo ci war a am rôle ak parents yi ñoo war a mën a ñëwaat uufaat suñu doom am suñu jot ci suñu njaboot bàyyi un peu les portables les télé xaw a concentré waat un peu ci éducation xale yi de temps en temps nga toog nga déglu xale bi buy foo lan lay def nga de temps en temps nga toog nga xëcc sa doom uuf ko sa wet waxtaan ak moom comme ni ngay waxee ak mag ndax xale danga koy def mag pour mu mën a moytoo def yenn yi gis nga sa doom boo ko yaree bu génnee bu gisee moroomu nitam ñu ngi koy wax yenn yi wala ñu ngi koy manque de respect moom du ci dugg boo moytul mu jox la leçon de morale daal di dem yoonam nañu delloo si waat xel yi bu baax a baax parce que yenn yi daal rafetul te ñaawlu naa ko bu baax a baax. macha allah defe naa am na solo loolu à travers les commentaires ñu bëri blâmer nañ les parents ndax jàpp nañ éducation yi dañ ko war a xoolaat baax ci biir kër yi ndax sa doom boo ko yaree si biir kër gi rek mën nañ am 1000 chance bu génnee rek mu am noo xamante ni du ci dugg wala yenn melokaan du ko def gaa nag xale yi des fois dañuy dëng seen dëng bopp mais nañ yaraat xale yi nañ waxtaanaat ak ñoom ni mu ko waxee rek loolu buñ ci tàyyi benn yoon te doom nag du màgg mukk sa kanam ba waroo koo tàcc wax ko dëgg wala nga toog yedd ko en tout cas ñu ngi ñaan phénomène bi ñëpp jug ci ñëpp jug ci parce que mu ngi commencé di dégénérer on va dire xam nga des fois dañuy commencé benn affaire ay faux mu dem ba commencé di ëpp loxo nit yi et loolu moo commencé am ci flashcard bi Amina c'était sama invité en tout cas tey ci biir Cinebuzz moom laa dalaloon ce fut un plaisir de venir à sa rencontre ñu bàyyi ko mu joxe mot de la fin am laata ñu leen di tàgg. Bon man nag du ma quitter du ma remercier sama famille commencé ci sama papa ba ci ku ci gën a ndaw sama doom parce que ñoom lépp ñoom la bu nekkul woon ñoom tey du ma toog fii sax di wax ak ñoom parce que dama fonk samay waajur dama bëgg samay waajur sama papa ak sama yaay dañ ma jàppale dañ ma soutenir dañ ma taxawoo fu nekk mësuñu ma bàyyi ma xiif mbara ma rafle problème bu ma mës a am ñu ngi ci taxaw lu ma mës a bëgg ci kaw suuf ñoom ñu ngi taxaw jàppale ma ci samay frère samay sœur bàyyiwuma kenn di leen remercier bu baax a baax di leen ñaanal nag suñu borom yàlla mi dara tewul yàlla na ma yàlla may lu ma suturlaa sama bopp suturlaa ci sama famille dimbali ci samay waajur parce que sama mbëbët la tourné nag di la remercier yow bu baax a wax vraiment yow sama gayen la yàgg na nit ku baax aussi nit ku adorable di remercier suñu mbokku internet yi safoo Dakar Buzz di leen joxaat di daje ba kañ beneen yoon incha allah di remercier sama équipe technique donc ki nga xamante ni mooy Muntaga ak Seydou di leen remercier bu baax sama équipe technique bi nga xamante ni ñoom laa àndal tey di leen jaajëfal yéen doon seetaan à travers Dakar Buzz TV ce fut un plaisir àndaatoon ak yéen ci seen émission Cinebuzz on se donne rendez-vous très bientôt pour yeneen numéro bye bye. ana ñu bëgg voiture maanaam auto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada auto wala marque auto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di +1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna.